salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku Sénégal mbokki force de défense et de sécurité yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen baalu xaq di leen ko baal di ñaan sama message yàlla na fekk ñëpp ci jàmm. bu ngeen gisee toogaay bu am solo bii nga xamante ni ñii ku leen gis xam ni sont des vrais patriotes, des gens yoo xamante ni ils ont servi la nation ci taxawaay bu am solo. muy nit ñu nga xamante ni liggéey nañu ba retraité formé seenu association tuddee ko ARAPS muy association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal. ku wax administration pénitentiaire nag da ngay wax sous le haut parrainage sous le haut patronage du directeur général de l'administration pénitentiaire muy monsieur Alioune Ciss. ci ndigalu le président de l'association des retraités de l'administration pénitentiaire muy monsieur Amadou Télémac Sow ak waa administration pénitentiaire yépp nag. donc président néew fii mais le secrétaire général monsieur Thiam mu ngi fii, adjoint aussi monsieur Yoro Sy mu ngi fii, monsieur Ndaw vraiment moom it war a wax ci côté religieux bi mu ngi fii, madame Béatrice moom it mu ngi fii war a wax ci jàngu bi. bu ñu gisee toogaay bi nag yaram dina daw ndax ay nit yu baax servir nation bi ba pare fas yéene rendre hommage ay nit yu nekkoon ci force de défense et de sécurité maanaam di sol tenue surtout bokk ci administration pénitentiaire jiitu ji te seen mata di yóbbuwu leen. ñu bëgg leen a fàttaliku ci ay ñaan jàpp benn journée boo xamante ne journée nationale la de prière ñu war ko def le 28 mars bii ñu nekk incha allahu taala. ñaan gi nag fas yéene ñu wàcc kaamil pour jullitu yàlla yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci administration bokk ci association bi ñu wàccee leen kaamil ndax ci alquran la ñu yaakaar ñu ñaanal leen ci yàlla. bu ñu jógee ci kaamil bi nag danañu dem ci jàngu bi loolu madame Béatrice dina ci ñëw, monsieur Ndaw aussi dina ci ñëw. di yëgal mbokki Sénégal muy gouvernement bi tàmbale ko ci son excellence le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre chef de gouvernement monsieur Ousmane Sonko et l'ensemble des ministres, surtout le ministre des forces armées, le ministre de l'intérieur. ñu ngi koy woo ci bis bii nga xamante ni bisu waa ARAPS la muy association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal. ku wax administration pénitentiaire nag wax social très franchement muy nit ñoo xamante ni képp kuy sol tenue bokk ci force de défense et de sécurité moo xam sol nga ko ba bàyyi moo xam yaa ngi en activité bis bii dañ la ciy tàllal loxo di la ci woo di ñaan ñu ñëw bokk ko ak ñoom. bu ko defee rek dama bëgg a jël kàddu gi jox ko doyen Ndaw. vraiment tey yaram daw na parce que ñii ku leen xool sa yaram dina daw parce que ñoom bi ñuy engagé wu di volontaire di servir la nation guddi ak bëccëg ba tey ñu dem ba toog dëgg nag ku dégg sama kàddu te mës a jaar ci tenue mbaa nga sol ko war ngaa ñëw jàppale ñii ci bis bi. donc monsieur Ndaw ma lay jox kàddu gi nga yëkkati ci. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki Sénégal mbokki Thiès ñu ngi leen di nuyu. di leen ziar di leen wax ni le 28 mars incha allah administration pénitentiaire yëpp ci ndigalu seen président ARAPS muy Amadou Télémac Sow si ndigalu ministre de la justice ñu ngi waajal benn bés bu mag moo am bi ñu ngi ko jagleel suñu way dawlu yi muy pénitence muy force de défense et de sécurité yëpp lañ ciy boole incha allah. le 28 mars ci jàkkay Tukulóor entre 9h ba 11h ña nga jàkkay Tukulóor pour wàcce kaamil bi buñ fa jógee nag ña ngay jëm ci église ba pour defar fa suñu mbokk chrétien yi ñoom seen wàll. ku ñëw nag na nga sóoraale ni boo jógee ci jàkka ji boo mënee dem ci église ba nga dem église ba la ñuy terminer cérémonie bi. le matin jàkka ja la ngoon gi cérémonie bi ñu ngi koy jeexale ca église ba ci ndigalu président loolu daal la ñu tëral di ñaan lépp luñ fa ñaan yàlla nangul ñu ko amiin yaa rabbal alamin
salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp teg sa tur ak sa sant di sant waa Thiès TV télé gox bi ci ni ngeen ñu dalale waaw pour compléter li ndaw wax rek yëf yi journée de prière la bu ARAPS avec association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal organisée pour les défunts. Ñu ne le matin bu ñu xëyee dañuy wàccee kaamil après à partir de 16h ñu def messe bi ñuy wax messe requiem. Messe requiem benn messe la bu catholique yi tàmm di def en faveur des défunts. Messe requiem prière la continuelle et persévérante moo tax ñuy rafetal bés boobu ndax ñi dem dañu war di continuer di leen ñaanal bañ leen a fàtte. moo tax bu ñu ko defee bii di 4e édition ñi ngi ñaan rek yàlla jàppale ñu ba fu ñu toll tam di ko defaat ndax non seulement ñi ngi ñaanal ñi dem waaye itam ñi ngi dalal xel ñi fi bàyyi ndax bu ñu leen dee ñaanal ñi fi ne dinañ xam ne ñun kat ñi ngi fàttaliku suñu ay mbokk te itam ñi ngi jël ñiy dem ñu dénk leen yërmande yàlla. loolu daal moo ci importance bi moo tax bu ñu dëkkee di ko def at bu jot lu rafet la daal lu jekk moom la ñuy ñaan nag yàlla mënuloo ñu ko ñu ngi ciy xaar ñëpp di ci woo ñëpp bu nee nag añ bi mariran la c'est parce que dañoo bañ a tardé heure bi rek moo tax ñu préféré defee añ bi foofu ndax juste à 16h ñu mën a dugg église ñaanal chrétien yi day fekk ñu wàccee kaamil bi le matin après ñu mën a ku ne remercier sa morom daal après ñu tas jeetaay bi waaw. kon bis baa ngoog mbokki Sénégal yéen a ko déggandoo gis nga waa ARAPS association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal li ñu woote lii day dalal xel ci ñi nga xamante ni mooy mbokki ñi jiitu mais day dalal xel ci yow mi nga xamante ni yaa ngi en activité te retraite mu ngi lay xaar. ñuy ñaan bépp ñaan bu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke Seydina Muhammad lii it ñu am ci beneen njàngat bu rafet mooy dialogue islamo-chrétien gën na rataxal association bi def na loolu ndax bu ñu jógee ci jumaa ji dem ci jàngu bi lépp di ay ñaan te yàlla mooy nangu ñaan ñuy ñaan yàlla nangu ñaan yépp nag bu ko defee rek fàttewuñ ci kenn ñu ngi ciy woo le gouverneur de la région de Thiès di ci woo le préfet du département de Thiès di ci woo le procureur de la République de Thiès di ci woo le commandant de la légion de la gendarmerie de Thiès di ci woo monsieur le commissaire central de Thiès di ci woo monsieur le commissaire de premier arrondissement de Thiès di ci woo également groupement des sapeurs pompiers mais di ci woo bu baax a baax service des douanes di ci woo toutes nos forces de défense et de sécurité di wax ni bis bii bisu homme de tenue la femme de tenue la képp koo xamante ni nekk nga en activité ba retraité aussi sa bis la parce que bis bu ñuy fàttaliku ay nos braves jàmbaar des gens yoo xam ne ils ont servi la nation donc kon képp koo xamante ni patriote nga képp koo xamante ni nit nga bu bëgg réew mi ñu ngi lay ñaan bis boobu nga ñëw jàppal ci suñu kilifa yi suñu mag ñi suñu wayjur yi nga xamante ni dëgg-dëgg lépp seen àdduna seen ndaw ba seen mag dañ ko servir nation bi donc loolu la ñu ngi koy fàttali ñëpp. bis baa ngi doon le 28 mars incha allah bu ñu xëyee suba gi kaamil bi ña ngi koy amee ca jàkkay Tukulóor muy Grand Thiès foofu lañ koy amee donc ca ndigalu imam Aliou Sall bu imam ratib bu Diomaye ak ci ndigalu magam nag imam Lamine Sall waaye bu ñu fa jógee dinañ dem ci paroisse bi dem ci jàng bi yaa abbé bi moom incha allahu taala moom it ay diggante 4 heures la ñu war a def prière bi loolu chef Beya ñëw na ci. kon ñu ngi woo ñëpp rek képp ku dégg message bi na nga xam lii mooy sa carte invitation fàttewuñu nag les maires des 3 communes voire le maire de la ville ñu ngi ci woo le maire de la commune de Thiès Est maître Ousmane Diagne bi nga xamante ni moom it dafa bokk ci administration pénitentiaire ndax son grand frère était le directeur de l' administration pénitentiaire moom it mu nekk greffier en chef nekk fii ci tribunal départemental ñu ngi ci woo monsieur le maire Diakhaté bu Thiès Nord di ci woo monsieur le maire Djité woo ci le premier magistrat de la ville de Thiès docteur Babacar Diop ñoom it ñu xam loolu tous les responsables politiques yu fi nekk muy Habib Vitin muy Ablaye Dieye muy le ministre Yankhoba Diattara et cetera Birame Souleye ministre de la République bàyyiwuñu kenn
les maires sortants ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo parce que bis bi bisu nation bi la bisu ay nit yu servir seen àddina yëpp tey bu ñu demee ba ñooñu jiitu ji seen nawle di leen fàttaliku loolu nag képp koo xamante ni wax dëgg yàlla bëgg nga Sénégal da ngaa war a nga jàppal leen ci bis bi maa ngi wàcce kàddu yi foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah di invité télé yëpp nag pour ñu ñëw jàppale ñu ñun en tant que directeur des programmes bu Thiès TV dinañ ko mettre à votre disposition xam naa ne incha allah ñoom Lamine dinañ ñëw sama mbokk yi télé yëpp nag maa ngi leen di woo ñu ñëw jàppale ñii pour rendre leen service bi nga xamante ni defoon nañ ko ay jamono ngir ñun ñu nekk ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu